tey comme ni ngeen ko xamee dañu réuniroon pour voter li ñuy wax le compte administratif bi nga xamante ni loi bi dafa wax ni at mi su jeexee balaa le 31 octobre at mi ci topp maire dafa war a dajale conseil municipal bi wax leen daaw budget bi ñu ko woteeloon naka la ko utiliser ñu xool ndax ak conforme na ak li ñu ko woteeloon mais mu doon aussi occasion ñu analyser suñuy force suñuy faiblesse sur le plan budgétaire bi yoon nag mooy doon juróom-ñaareel yoon ñu koy voté ndax at ma ñu ñëwee sax jël maire bi gestion bi nga xam ne concerné wuñu woon conseil municipal bi dañoo dajaloo voté ko ndax obligation légale la mu nekk nag benn critère de bonne gouvernance ci Tivaouane ba tax na bi ñuy def la certification citoyenne ñoom mbetteel la woon ñu fekk ni Tivaouane kat ñoom depuis 2014 chaque année ñu voté seen compte administratif loolu moo ñu indil d'ailleurs bi ñuy noté le forum civil ñu noté ñu 84% ñu nekk ci les 2 premiers au niveau du Sénégal tey jii discussion yi permettre nañ ñu conseillers municipaux yi ku si nekk poser ay questions indi sa xalaat waaye li may rafetlu mooy amul benn ŋàññi boo xamante ni am na ci jëm ci ñun wala jëm suñu wàllu doxalin mais ku wax rek da nga wax contribuer pour naka la ñuy def ba lii ñu dénk ñu koy yéwénal ba fi ñu toll yàlla may ñu yeggale ko ci jàmm kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ndax loo xam ne am nga jusqu'au 31 octobre pour def ko mais nga def ko tey jii nga xamante ni c'est le 26 septembre te nekkul loo xam ne dañu xaar ba mu nekk exigence u état ñu koy def mais depuis ñu ñëw ñu ngi koy def loolu defe naa ni wane na ni liñ ñu dénk xam nañ lan la te ñu ngi koy jéem a gérer mu nekk loo xamante ni dafay jaar yoon biñ ci jógee tamit am na yeneen point yu ñu inscrire woon à l'ordre du jour bi ci jiitu mooy am na ay benn centre de formation technique bu ñu war a def fii ci Tivaouane nga xamante ni le ministère bind nañ ñu ñaan ñu jox leen terrain boo xam ne fa lañ koy def ñun nag dañoo choisir ci zone lotissement Yadjin bi nga xamante ni moom la ñu war a def ñu jox leen fa 3 hectares mu nekk centre de formation boo xam ni jeunes yi waxuma rek ñi jàng ak ñi jàngul ak ñi am niveau am BFM amul BFM ñëpp dinañ leen fa mën a former suñu xalaat sax mooy bu ñu ci yeggee industrie yi nga xamante ni wër nañ ñu muy ICS muy GCO muy CEFOS ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom li ñuy soxla ci wàllu formation mu labelliser ko centre de formation boobu de telle sorte que jeunes yooyu bu ñu paree seen njàng dinañ leen mën a recruter. am na aussi yeneen dossier yoo xamante ni ay affectation la de terre yii ay dëkkuwaay la yii ay terrain boo ku mel ni centre de formation bi nga nekk ci gare routière bu ñu tabax ba pare la yii ay tool la vraiment ñu discuter ci benn par benn traité lu toll ci 20 dossiers ak juróom-ñaar bu ñu ci boolee centre de formation su muy 20 dossiers ak juróom-ñett yoo xam ne commission domaniale lañ ko dénk ñoom ñu dem def instruction dossier bi ñëw joxe seen avis ñu discuter de fond en comble ñi ngi commencé woon midi ñi ngi soog a pare ba décision yi ñu rejeté leen yi ñu accepté leen yenn yi ñu renvoyé ko ci devant benn commission boo xam dañ ko mettre en place pour le partenariat public privé ñu étudier waat ko pour delloo ko ci conseil municipal bi kon gis ngeen ni mu demee conseil boo xamante nii la tey jii conseillers ñëw nañ non seulement en masse mais participer nañ également ci débat yi wane ni li ñu leen dénk muy Tivaouane ñu jëmale ko kanam ñu ngi ci bu baax a baax ma profiter aussi de l'occasion jox leen ñaari information ba ñett yoo xam ne yu neex ci Tivaouane la bi ci jiitu mooy Tivaouane jamono at yii di ñëw dinañ fi tabax benn institut bu mag sur boo xamante ni ci pharmacie ñoom la ñu spécialisé wu. ñooñu li ñu soxla ci 150 ba 200 hectares man sama wàllu bopp participer naa ay réunion ministère de l'industrie recevoir naa leen waxtaan ak ñoom ak waa ONUDI ñu tànn Tivaouane pour def ko fi mu nekk loo xamante ni tey jii dama ko doon wax conseil municipal bi ñu préparé wu ci loolu. ndaxte dina am benn institut boo xam ne formation lay doon am usine boo xam ne day defar ay garab mais am dëkkuwaay boo xamante ni ña fay liggéeyee fa la ñuy dëkk loolu nekk vraiment lu am solo ci Tivaouane dolli waat fàttali rek huilerie boo xamante ni war nañ ko def aussi sur 20 hectares délibéré woon nañ ko jamono yële ñu génn mais ci biir Covid bi Union européenne am ay fonds yu mu destiné à l'Afrique ñun ñu am ci ay contacts ba tey jii am na même benn consultant boo xam ne mandaté nañ ko mais lañ koy war a fay mu toll 60 000 euros sax Union européenne ñoo ñu koy jox pour ñu étudier naka la ñuy installer fii ci biir Tivaouane benn hôpital boo xamante ni mën na recevoir ba 40 000 malades. beneen information bi am na benn nit boo xam ne nii aussi am na yéene ñëw installer ci Tivaouane benn clinique moderne sur 2 à 3 hectares kooku tamit ñu jox leen comme information mu nekk ay perspectives yu rafet ci Tivaouane conseil municipal bi rafetlu ko bu baax a baax ñun ñëpp ñu engagé wu nag. jàppale partenaires yooyu ba bi bu ñu yegsee incha allahu taala loolu ñu mën ko taxawal ci anam bu gën a gaaw mu nekk njariñu waa Tivaouane bi yëpp jërëjëf.